législature bii ñuy jëm. ñoom nag ñu bàyyi leen ak toj boo xamante ni nettaleente boo xamante ni wax ju ñaaw joo xamante ni loolu mooy seen rôle ñoom ñun suñu rôle tey mooy fexe ba président de la république li nga xam ne moom la def durant bi mu toogee ci réew mi ak léegi. ak fi mu bëgg a jëmale sénégalais yi jox ko majorité assemblée nationale pour mu continuer liggéey bi BRT yi nga nar a gis nii mu nar a tàkk ay raam di ñëw ay TVG yooyu. projet yooyu ci le président de la république nekk. d'accord wax nga lu am solo ci coalition bi nga xamante ne moom mooy Benno Bokk Yaakaar wax nga léegi it coow li am ci beneen coalition bi bu ma nee beneen coalition bi mooy seen wujj bi moom nañ jàpp ne mu ëppagum doole ndaxte moom laa wax sànq ne. Dakar moom moo ko gagné woon muy Yewwi Askan Wi nga xamante ne Barthélémy Dias moo ko jiite. balaa ñuy ñëw ci waxtaan boobu. dafa am benn extrait bu mu bëgg ñu déglu ko. ci boobule coalition ma fàttali ne coalition Yewwi Askan Wi ci département yi dafa coaliser ak wàllu Sénégal bi nga xamante ne maître Abdoulaye Wade moom moo ko jiite. dañuy déglu benn extrait ñu ñëw ci plateau bi après ñu waxtaan. incha allah bismillah. Ce qui s'est passé à Dakar pour la coalition entre Yewwi et Wallu, c'est très simple. Khalifa voulait donner son propre poulain, le PDS voulait donner son responsable à Dakar. On a discuté pour que l'un retire ou l'autre retire, mais malheureusement nous n'avons pas trouvé un accord. Et après on met les deux personnes, les deux hommes là, sur la liste. Mais avant de déposer la liste, tout le monde savait que la liste avait 5 hommes et 2 femmes. Ah bon? Donc vous saviez que votre liste n'était pas paritaire? Tout le monde le savait. Mais aussi, il y a quelque chose qu'on voulait tromper aussi la direction générale des sélections. Le PDS a proposé Joseph Sarr. Khalifa Sall a proposé Babacar Mbeng. Parce que Babacar Mbeng, c'est le poulain de Khalifa Sall qui est le maire de Hann Bel-Air. Mais aussi, le responsable de PDS, coordonnateur de Dakar, Joseph Sarr, et aussi responsable du PDS à Hann Bel-Air. Personne ne veut sacrifier son poulet. Voilà ce qui nous a poussé à présenter 5 hommes et 2 femmes. Il n'y en a pas d'autres explications et autres choses. Peut-être on essaie de tromper aussi l'État parce qu'il y avait pas la femme, parce que pas là peut être femme ou peut être aussi homme. Peut-être on essaie de tromper aussi la vigilance, peut-être. Mais tout le monde savait qu'on a proposé 5 hommes et 2 femmes. C'était donc le président du groupe parlementaire. Voilà kooku moo doon Cheikh Mbacké Bara Dolly Cheikh Mbacké nekk ci coalition wàllu Sénégal wax naa léegi ne wàllu dañu coaliser ci département yi ak Yewwi Askan Wi mu mel ni liste Yewwi Askan Wi ci rejet la jëm parce que gis nañu ne ci biir liste bi am na ñetti góor yu toftaloo maanaam ñetti góor ñaari jigéen ñoo nekk ci liste bi respecté wul mbirum parité bi. loolu moom moo nar a nekk motif de rejet bi gis nañ démb Barthélémy Dias génn na balaa maa ñëw ci waxu honorable député Barthélémy Dias démb wax na Déthié Fall wax na ci biir wax yi mën nañ cee jàpp ay wax yu waroo da ngay gis ne Barthélémy Dias ak Déthié Fall benn wax bi ñu wax mooy liste bi nekkul liste bi nga xamante ne moom la loolu la njëkk a wax. Bart moom loolu la njëkk a wax. nee na liste bi nekkul liste bi nga xamante ne moom la mandataire bi déposé dañ ko jaxase. demaat na ba ci biir mu ni ñoom dañu bëggoon a changer parce que dafa am ay désistement bi ñu ñëwee ñu tere leen changement boobu waaye dégg nañ li honorable député wax mu ni xëccoo dafa amoon seen biir ku ci nekk proposé léegi nag li indi paala moom noonu dañu bëggoon tromper vigilance ki nga xamante ne moom mooy direction des élections. ban jàngat nga am ci situation bi am Yewwi Askan Wi Dakar. mooy li ma wax léegi muy situation bu am démb Sénégal di situation bu doy waar di situation bu yéeme démb dañoo gis benn xale bu yabaate. ah bon waaw bu yabaate. mooy maire Dakar waaw non dañoo gis démb benn xale bu yabaate bu réew bu tudd Barthélémy Dias ñëw di poñe ay policiers di agresser ay policiers ne day ñëw force pour jël listam di def lu ko neex yéen journalistes yi ngeen gis ko mu ne 20h def ay menaces. bi 21h di jot dara xewul Barthélémy Dias nit ku réew la nit ku yabaate la nit ku xamul boppam la kii ñu déglu nii tey moom mooy Cheikh Mbacké Bara Dolly di président groupe parlementaire PDS. bokk ci coalition ceebu jën ak mbaxal. mooy coalition boobu mooy tudde ceebu jën ak mbaxal. non parce que am ngeen fi yéen Gloria moo tax nga bëgg. non xaaral ma wax la rek li tax ma ñëw ci coalition ceebu jën ak mbaxal boobu moom moo génn leeral sénégalais yi tey bi ñu xëyee ne li xew ku ci tudd kenn tooñ ko ñun suñ biir ñoo am problème kenn ku ne indi sa poulain
pour bëggoon mu dugg bi ñu waxtaanee seen biir jubóowuñu waa ji bind liste yi bind ku ko neex dañ doon sàcc bi mu duggee si kër gi. waaw di sàcc yoot ba tëb dugg si biir kër gi di taal lampe bi far taal machine wal bi waa kër gi jóg daa taxaw ne rang leen rek ñépp dinaa leen walal ñoom loolu moo leen dal bañ jógee ba tey lu ñu wax sénégalais yi du dëgg coalition bi tojul tey de Karim Xurum Xaq laa njëkk a dégg mu ne fenkat yaa ngi si biir coalition bi tappalekat yaa ngi si biir coalition bi te ñoom la àndaloon ne bana loolu da ngeen koy fàttaliku. ñoom seen bopp leen tax a jóg te dina gën a leer si kanam nga ñëw taxaw Déthié Fall wax lii Barthélémy Dias wax lii yàlla suñ borom bi dara tawul moom moo leen weer bi ñu xëyee Cheikh Mbacke moo génn ne. li xew ñun ñëpp xamoon nañ ko yëgoon nañ ko c'est-à-dire dañ doon defi tappale di risquer far ñu jàpp leen. en fait man loolu mooy sama c'est-à-dire coalition boobu mi ngi suñ ginnaaw waxatuñ si Barth dane woon day génn ñi ngi koy xaar bu génnee ñun lay fekk si mbedd mi. yooyu dootul jàll def lu la neex gis nga réew. non attends est-ce que du waxu ay waxu. non dama lay wax gis nga réew. non grand dañuy waxtaan gis nga réew. ay règle moom moo koy tënk buñ ne woon kum neex nga dem élection kon élection du am Sénégal dafa am ay charte yu ñu teg ne moom la ñuy demee élection Sénégal. ñu ne lii ak lii ak lii la. élection yooyu moom mu respecté ko ba si la nekk maire bu Dakar ñu ñëwaat muy sàcc ñu jàpp ko na dem toog wala mu dem réglé ko ak waa coalition bi dama wax démb ne. coalition ceebu jën ak mbaxal problème bi ñu am seen biir mooy problème mu Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko Barth day nekk candidat 2024. loolu nga yaakaar. waaw loolu moo am wax na ko ay nitam ba pare loolu neexul Ousmane Sonko moo tax ñu galgal ko def pexe yi ba génne ko ci élection yi pour mu bañ a nekk député maire. loolu nañ ko régler ñoom seen biir coalition te may réew mi jàmm may nit ñi jàmm yàlla mi dara teewul Barth moo génnal boppam wax lii nangam sangam mu wax lee ki bind ak defar liste bi doon seen mandataire wax lu wuroo ak loolu nañ ko régler seen biir parti mais loolu duñ ko indi ñoom si duñ ko indi si institution yi ñëw di poñe ay policiers de loolu ñëpp mën nañ ko man na maa def soo man na maa dem ànd ak ay garde corps dem buntu non loolu yooyu Sénégal weesu na ko Barth na xam ne yàlla bu la dimbalee def la kilifa defal sa bopp kilifa bu ko moytul li koy xaar du neex de. li xaar Barth du neex na def boppam li ko yàlla def moom mooy maire Dakar ñu nangul ko na dem gérer maire bu Dakaram tey sax pour nga xam ne Barth li muy wax ay caaxaan la xëy na tey di joxe ay tricycle loolu war na see joxe droit d'auteur ndax loolu programme président de la république jaare ko si promis soxna Fatou Diané def na ko bu yàgg. yii muy def nii lii mu xëyee nii moom ak Ousmane Sonko ay at commencé nañ ko bu yàgg. Fatou Diané promis commencé na ko dama ne bu yàgg tricycle. Fatou Diané ko fi indi ay frigo Fatou Diané ko fi indi. ay non attends dañuy waxtaan dama bëgg waxtaan mais dama ne. waaw ñoom ñu ngi doogay nekk maire moo tax ñu koy def. waaw kay léegi mais mas ngaa gis dara lu Macky Sall def lu baax ñoom ñu roy ko nangu ne lu baax la mais boo royee lu baax si nit ki nangul ne lii kat wax dëgg yàlla am initiative bu baax la politique bu président de la république si affaire sociale si affaire entrepreneuriat politique bu baax la jaar ko si Fatou Diané jaar ko si Thérèse Faye jaar ko si DER loolu def nañ ko bu yàgg bi mu génnee pour xam que ne ñoom dañ doon def seen deal rek mu yàqu Barth nga fële di joxe ay tricycle ak ay moto Sonko nga fële si Ziguinchor waxuñu sax lu si jëm dañ doon nax sénégalais yi dañ doon wor sénégalais yi dañ doon fen sénégalais yi far yàlla weer leen. est-ce que nekkuñ di xaar ba ñu notifier leen rejet bi après ñu wàcc ci mbedd mi. rejet boobu noonu su amee boo moytuwul Dakar dina. sa waay bu ñu wàccee si mbedd mi dinañu fi fekk. non loolu dama ne sëñ bi réew kenn du ko yore noonu. réew kenn du ko wute noonu. lu ma neex def damay bokk par force amul si ay élection Sénégal fu ma neex jaar fu ma neex dem loolu amul. Barthélémy Dias bu ma nee tëdd këram am jàmm am salaam kenn yeewiwul ay xaram kenn sàccul otoom. ça veut dire service de l'ordre yi ñoo ko may. loolu bu amee si am réew doo dem di saaga ay juge ay procureur ay gendarmerie Sénégal kenn xamatul ban Sénégal la bu la neexee saaga procureur bu la neexee saaga gendarmerie. non loolu ban réew la. parce que depuis un certain temps état bi dafa faible ci. mësul faible. non dafa faible attends dama ne état mësul faible. à preuve que ne biñ toogee di def seen yooyu ñuy def biñ nee affaire bi jeex na dafa jeex bi état jëlee ay responsabilité am na lii fii lay yem daf fee yem te na nga xam lu leer lu ma lay wax. gis nga buñ bëggee jàmm si réew mi nañ ko njëkkee wut. ndax nit ki doo yor aw xeer yor jàkkaarloog borom fetal di ko menacer ak di ko torturer loolu du am buñ bëggee jàmm si réew mi nañ ko ñoom sàkku ba pare boo bëggee jàmm si réew yow da nga koy njëkkee yow mi nga xam ne aw xeer rek nga yor
da ngay wut jàmm ba pare réew du da ngay toog rek def lu la neex wax lu la neex Barthélémy Dias bu ñu ne woon kum neex def bokk ci élection moom du nekk maire Dakar. Sonko du nekk maire Ziguinchor bu ñu ne woon élection yi lu waay neex def élection du am te loolu ñépp mën nañ ko dégg naa Cheikh Mbacké ne élection du am Touba bu ñu resee seen liste bi waxul dëgg mënta tee élection am Touba. mais day wax lu ko neex waxul benn dëgg. bu ñu leen rejet élection dina am mu neex ko ak mu naqari ko. non mais nan lañ mën a imaginer élection yoo xamante ne Yewwi Askan Wi du ci dem ci département bu Mbacké. yow waxal nga ko sa bopp léegi waaw mais ki bokk ci seen biir nee na ñun dañ doon sàcc far ñu jàpp ñu. parce que yéen département yooyu ngeen gën a ragal. waaw mais ñun ñoo defar liste bi. ñun ñoo jël Pala Samb def ko palaasu jigéen. damay laaj. ñun ñoo jël Pala Samb def ko palaasu jigéen pour nit ñi bañoon a xam nga Pala mën naa nekk góor mën naa nekk jigéen. waaw léegi ñun ñoo ko def ñun ñoo defar liste bi mais ñun ndax waa Benno Bokk Yaakaar ñoo defar liste Yewwi wala. non waaye mais parrainage yi ñu doon jënd ñun ñoo jënd parrainage yi. ñoom ñoo dem di jënd ay parrainage waa Wallu di jënd ay parrainage yi baaxul mais ñun dañoo dem wuti ay parrainage déposé am na ñeneen ñu déposé ay parrainage yu baax dañoo valider seen liste mais da ngay nekk ci réew def lu la neex ne may PDS rek lu ma neex laay def. parce que mënoo imaginer lu toll ni PDS. waaw lu toll ni PDS. waaw ak lu toll ni maanaam Yewwi Askan Wi nga xamante ne Pastef ma nga fa ak taxawu Dakar. taxawu Sénégal ñu ne yooyu dëkk yi Mbacké ak Touba nga xamante ne nekk na dëkk boo xamante ne Macky Sall daf cee teg bëtam. ak Dakar. ñu ne Yewwi Askan Wi duñ dem ci élection. waaw mais xam nga loolu du ñun ñoo wax ne Yewwi Askan Wi du dem ci élection. waaw attends yow d'accord nga Cheikh Mbacké miy wax. waaw bokk ci waa Wallu di président groupe parlementaire. nga xam ne xam na mbir yi ni mu demee. taxaw waxam foo ko yóbbu nee na ñoom xam nañ ko yëg nañ ko. ne dañ doon tromper gars yi. am nañ leen baal. waa si déedéet baal amul politique amul baal ñoom comme ay nar képp si lañ nekk ak i sos. bu ñu leen jekkoo ñun lu ñu leen mën a def rek te yoon may ñu ko dañ leen koy def duñ leen jaay doole duñ leen sàcc duñ leen def waaye lépp lu nga xamante nii maanaam yoon may nañ ñu ko. pour mouiller la maillot pour fexe ñoom duñ bokk ci élection yi ñun buñ ko mënee dañ koy def parce que maa ngi nag ñoom ñu ñëw di sàcc ab sàcc doo ko jàpp muy jooy naan baal ma nga koy baal ñoom ñoo tëb ci kër gi yeewi xar yi di dem ñu jàpp leen ñuy yuuxu ne nañ leen baal baaluñu leen dañ leen di yóbbu justice dañ leen di duma ay sàcc lañ dañ doon sàcc tëb nañ dugg ci kër gi waa kër gi nelaw ñu yeewi xar yi di dem far ñun ñu yeewu gis leen ñu jàpp xar yi di dem ñu ne wuyaay baal leen ñu duñ leen baal dañ leen di toroxal loolu moo xew d'accord baal leen ñu par force fu mu am yow yaa doon sàcc dimbali ma dugal jigéen wala góor déedéet yow yaa ko tey bi nga koy def nga ko jàpp nañ la maanaam. dañ leen di teg li élection yoo xamante ne Yewwi du dem wala. non bul wax Yewwi du dem ñi dema leen gën a crédible beneen coalition bi aar. waaw sëñ bi homme yi nekk foofu dañuy moroomu ñii dañuy moroomu mbaxal ak cere. mais lu tax ngeen ñëwee coalition boobu ñëwewu leen. du affaire da ñeme ñooñu lu leen waaye mën a reprocher dañuy dox si dëgg. bañ xamee ne coalition booy dëgg amu fa. dañoo génn teg seen coalition boo xam ne au moins ay nit a nga fa yoo xamante ni gëm naa ne ay patriote nga si ñoom. loolu laa gëm ndax du ma toog rek pour di wax gëm naa ne coalition aar ñoo ëpp ay patriote coalition bii gars yi ceeb ak mbaxal nga xam ne. vraiment waaw coalition mbaxal ak ceeb la ah coalition mbaxal ak ceeb kenn xamul boobu coalition lan la mais buñ ko tegoon si dëgg ak yoon. nit mën a wax Bart nee na ndaw ñi génn Dakar ñu xeex. toujours ndaw ñi dañ leen di génnloo di leen xeexloo loolu ci parti politique yu bari la gis nañ ko ci parti politique yu bari te bu tànn jotee ñu omettre ndaw ñi ci seen coalition yéen ak yeneen coalition ban maanaam message ngay jàllale chef de parti yi mais aussi ndaw ñi. ban xam nga ban message laay lancé ndawi Sénégal. ñu conscient te xam ne gaañi seen bopp lañ nekk à preuve que ne dafa am. xam nga dafa am benn journaliste lu mu waxoon mu ne Sénégal ñëppay wax ñëppay waxtaan. dafa am sama benn xarit bu bokk Yewwi ci élection yi passé ñu waxtaan mu ne ma booy ma ne ko mu ne ma grand yi dañoo collecté xaalis bi séddoo ko seen biir. bàyyi ñun booy ñu dem sur le terrain gagné élection yi. Yewwi dëgg-dëgg li ko yàq bokk na ci loolu. ñoom ñii rangaloo ci liste nationale bi amatuñ base politique seen wàllu wéy na. dañoo bëgg a xeexloo ndaw ñi pour toog ci ay position yoo xamante nii ay avantage di leen fa fekk. loolu moo war a jeex ci politique gu Sénégal toog rek muyeloo mooy jeunes yi pour yéen mag ñi ngeen jël avantage yi ak privilège yi loolu dafa war a jeex te lii ki ma ko wax. maire la ci Yewwi Sénégal nee na ma joxuñu ñu ay moyens bi séddoo xaalis bi jotee ñoom grand yi ñoo ko séddoo seen biir
bi falu jotee ñoom ñu ñëw bëgg a faluwaat c'est-à-dire lii xew nii tey. ñoom mag ñi dañoo coup d'état ndaw ñi. coup d'état ndaw ñi mooy kenn ku ci ñemee dem ci sa département. compétir fa amul. Cheikh Bamba Dièye lu tax ñemewut a dem Saint-Louis ndax bu demee ñu laminé ko. Déthié mii di wax lu tax ñemewut a dem Basam. Gakou ñemewut a dem Guédiawaye loolu mooy dëgg. dañoo daw làqatu liste nationale pour indi fitna ci dëkk bi ni ñu koy indee mooy wàcceloo ndaw ñi nag il faut ñu conscient xam ne réew ndaw ñi ñoo ko moom. ñun ñooy mujjee réew mi bu ñu bàyyee mag ñi taal réew mi ñun bu ëllëgee bu ñu ñëwee duñ fi fekk dara te loolu kenn waru koo seetaan c'est-à-dire sa intérêt bopp nga woo nit ñi pour ñu taal pour ñu lakk gis nga événement yii fi amoon. jafe-jafe yii dëkk bi di dund événement yii fi amoon bokk na si. ñu ngi wax guerre Russie bi ak kii. Ukraine. guerre bi amoon sunu réew moo gën a garaaw yàq ay yëfi jàmbur saccager ay bagages yi jàmbur yóbbu ay nit chômage loolu jaaduwul si am réew. réew dañ koy tabax waaye kenn du ko toj. réew dañ koy waxtaane waaye kenn du ko yàq kenn du ko caxat-caxatee. te gaa ñi mag ñi nga xam ne seen wàllu wéy na ku leen topp réew mi tàkk ku leen topp réew mi yàqu ku leen topp réew mi jaxasoo loolu nag ñun ndaw ñi bokk ci parti politique yi ci yaa xam foo mën a bokk yaa xam nga bokk APR yaa xam nga bokk kii man parti bi ma bokk kenn mënumaa tàlloo kenn mënumaa lakkaloo parce que dama gëm ne réew mi dama see am wàll. mais yéen ndaw ñi ci seen biir gars yi des fois waa COJER surtout ñu ngi mer surtout ci côté département yi wala commune yi. waaw loolu ak politique moo ànd c'est normal loolu nee naa la coalition bu mag bu ne bu toll ne suñ coalition. problème yi bariwul. parce que coalition bu toll ne coalition Benno Bokk Yaakaar parti socialiste AFP APR réew mi xam nga ne vraiment coalition bu mag a mag a mag a mag la. kon il faut mu am. ay positionnement ay nangam ak sàngam mais lu ñuy gérer la ndax ki nga xam ne moom moo yor groupe bi di ko gérer nit ku ubbeeku la nit ku mën a waxtaan la président de la république day waxtaan ak ñim àndal. d'accord di waxtaan ak ay ndawam si lu bari gis nga bi ñu jógee si local yi waxtaan yu bari la ibbi. ba nga xamante ni xëy na bu liste yi génnee problème yi am dina gën a wàññeeku. d'accord waaw d'accord dama lay bàyyi nga tàggatoo. xanaa di sant yàlla rek di julli si yonent bi di baal àq ñëpp di baalu àq ñëpp bu ñu fi waxee lépp lu juwoo ñu xam ne nit rek moo doon wax di xam ne nag di lancer appel ndawi Sénégal. yaa xam boor boo bokk bu leen kenn tàlloo bu leen kenn lakkaloo réew mi ñun ñoo ko moom ñun ndaw ñi. ñii di wax seen wàllu wéy na Barthélémy Dias def na lu ko neex. ba nekk maire Dakar wax lu ko neex saaga def. non da leen a gagné nag. attends non dañ waxtaan Sonko sosal na nit ñi. diaboliser wax lu ko neex ba nekk maire Ziguinchor toog si seen i avantage seen i doom. doo gis doomu Barthélémy Dias ci sànni xeer doo di gis doomu Ousmane Sonko ci sànni xeer ñu bëgg doomi baadoola yi ñoom ñu génn pour taal pour lakk pour ñu jàpp leen yóbbu leen justice nga xam ne sa yaay ngay jóge Géejawaay indi añ wala Kër Massar wala nangam nañ lànk nañ bañ buñ def loolu. nañ lànk buñ taalal kenn buñ lakkal kenn loolu rek laa amoon lu may wax. d'accord mais nag bàyyi leen di wax naan Barth dafa def lu ko neex ba jël. dafa def lu ko neex kay dafa def lu ko neex li mu wax xam nga ne dara du si dëgg te weeru na léegi nii dane woon ay gi ndekete ñoom ñoo toog waxtaan kenn ku ne góor laay indi ñu indi paala def ko jigéen bu jàlloon rek mu nekk non loolu du jàll. jërëjëf ay sàcc lañ. jërëjëf mbokk yi Pape Cissé Lo chargé de mission à la présidence moom lañ dalaloon xam naa dinañ gën a amaat au fil du temps yeneen yu waxtaan yi nga xamante ni dinañ ko amal ak moom di leen jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi ngeen ñu teewlu di leen dig daje ci beneen plateau ak beneen invité jaa ngeen jëf. sama téléphone baa ngi toj xam naa direct la ko di jël madame Ndour mi sama yaay la da dafa woon